doomi Sénégal yi nekk ci réew bu Espagne dinañ leen indi fii ci réewu Sénégal loolu nag li ko waral di xaatim kayit woo xam ne dox na ci diggante réewu Sénégal ak réew bu Espagne ngir rek indiwaat leen ci réew mi ndax dañoo màngaani woon jël gaal gi dem ca biti réew doxu ñaxtu ñi doon liggéey ci SIAS ak AMA bu Sénégal collectif bi nee na faaw rek ñu jox leen seen i àq ak seen i yelleef ñu nu mel nag jëm ci koppar ga ñu leen amal nguurug Sénégal képp moom la ñu cay woo rawatina njiit li di njiitu réew mi Macky Sall lu jëm ci ndawuk jàngalekat bi ñu teg loxo te nëbb ko jant bi ca Ndar géej ngir woote fippu CUSEMS mi ngi koy daal di ñaawlu la mu gis moom mooy jàpp gi teguñu ko ci yoon te it nañu ko bàyyi ci na mu gën a gaawee mu dellu ci kalaasam jàngale ay élève am daañu ca teg xibaaru bi ci réew su ko defee xibaar yi dafay daal di buur ñaalante doomi Sénégal yi jëloon gaal gi dem ca biti réew dinañu leen indiwaat fii ci réewu Sénégal ak réewu Espagne xaatim nañu lu ñu dippee mémorandum di këyit woo xam ne jubóo la seen dippante jëm ci migration circulaire loolu nag ci deexu ko nemmeeku gi njiitu gouvernement bu royaume bu Espagne amaloon fii ci Ndakaaru ñu ànd ci ak Younousa Baldé. président Macky Sall ak it ganam waxtaan nañ ci ay questions yu bëri rawatina lu soxol rapatriement ay migrants clandestins vol de rapatriement yi sax dina tàmbali waaye kañ ak naka waxuñu ko. convention bu bees bu ñuy soog a signé te ñu dippee ko migration circulaire mën nañu organiser waat départ yi ci diir bu ñu xam ndax Espagne am na ay besoin ci wàllu main d'œuvre looloo tax sax teg na benn task force. lu ëpp 70,000 ci ay sénégalais jot nañ leen enregistré foofu ci Espagne ginnaaw buñ ko laajee ci kaddu yu président ONG Horizon Sans Frontières yëkkati woon jiitu réew bu Sénégal di xam ne nii rek kaddu yooyu dara du ci dégg. c'est une affabulation. ay sos ay kàcc yu rëy rëy ay tuuma yu ñu teg ci ndoddu gouvernement du Sénégal yaakaar ngeen ni Union européenne dina génne xaalis bu toll noonu ay centaines de millions d'euros gouvernement Sénégal di ci dëgg tànkam bañ ko wax di ko détourner loolu xel mënu koo nangu. totalement irresponsable. Sénégal ak Espagne xaatim nañu tamit ay accords yu bëri ci wàllum mbay ci wàllum pétrole ak gaz ci wàllum tabax rawatina ci wàllum défense ak sécurité. Younousa Baldé njiitu réew mi Macky Sall ak ganam wax nañu li nga xam ne moom la réew Sénégal séq ak réewu Espagne moom njiitu réew mi Macky Sall nag gis ne am na ubbiku ak réewu Espagne ngir rek mën a fexe ba lépp lu ñu def ngir vaccin yi nga xam ne door nañ ko ci réewu Sénégal nañ leen mën a jàppale sax ba ñu ko daal di door fii di ko fi def loolu nag nee na opportunité la ngir rek fexe ba askan wi mën a jot ci vaccin boobu nga xam ne moom la ñu njort ne moom rek moo fi mën a jëlee mbas mi ñu déglu njiitu réew mi Macky Sall ci micro bu Younousa Baldé. Nous pensons que la question du vaccin n'est pas une question politique. jàpp nañ ne mbiru vaccin bi du ay affaire politique dafa jëm ci wàllu médical su amee vaccin bu ñëw ci marché bi état du Sénégal adopté ko ci normes yi nga xam ne teg nañ ko dinañ ko jël dugal ko ci biir askan wi ndax nag dafa am solo ñu vacciner population yi maa ngi ciy profité sax di rafetlu soutien wu Espagne ci initiative wu COVAX ak dëkk yëpp yi nga xam ne joxe nañu ndax nag kenn mënul nangu mu am feebar bu mel nii ci àdduna bi mu am ñu am vaccin am ñoo xam ne amuñu. jëlee doomu Sénégal yi nekk ci Espagne indi leen fii ci réew Sénégal bu nu sukkandikoo ci économiste bi di Mor Gassama lu nu mel mën naa indi njeexital goo xam ne du baax ci njabootuk ña nga xam ne ñoom la ñu jëlee indi leen fii ci réew mi ndax it mën naa indi jafe-jafe ci wàllu koom bu réewu Sénégal Mor Gassama ne nguurug Sénégal am na yeneen pexe yu mu waroon a mën a jot ci wàllu diplomatie ngir rek fexe ba ñooñu doon ay doomam te dem ci bi ci réew nañu leen mën a régulariser foofu ci réew bi Espagne ñu déglu ko. dëkk mooy lu neex parce que bu lante na jeunes yi ñu ngi foofu di débrouiller donc ñenn ñi bu lante na jàppul ci lu dëgër am na ci yenn ñoo xam ne quand même ñu ngi góorgóorlu tuuti bàyyi am loo xamante bi ñu ngi ko yónnee seen famille ci dimbali di ko boo leen fa bëggee jëlee noonu andi leen day ñëw ci ñoom moo tax daal jàpp nañ ne xëy na entre gouvernement war nañ mën a régler affaire bi diplomatique xool jeunes yooyu peut-être ñu mën a régler seen situation jéem a defar ay effort pour mën a signer accord yoo xamante bi dina permettre ñoom seen bopp secteur yi nga xamante bi soxla nañ fa main d'œuvre jël jeune bu leen foofu ñu mën a liggéey directement moo war a doon lu gën a tane nit ku débrouiller ba àgg foofu nga jëm ko retourner wax doo ko accompagner day métti trop ci famille c'est un manque à gagner surtout sur le plan social c'est extrêmement difficile. juróom-ñeenti waxtu tegal na juróom-ñaari simili yéen a ngi taataan xibaar yi ci Zik FM collectif ñi doon liggéey ci SIAS ak AMA bu Sénégal danoo wàcc démb ci ngoon ci mbedd mi li ko waral nag danoo bëgg nguurug Sénégal fay leen seen i àq ak seen i yelleef koppar goo xam ne amal nañ leen ko ñoom ñu tënku ci boobu collectif nee nañu nag dañoo sonn ci xaar bi ba tax na njiitu réew mi képp moom moo war a jël dogal ci mbir mi ñu déglu ci Madani Si mooy secrétaire général syndicat liggéeykat yu nettoiement.
état bi nga xam ne ni moo war a sàmm ak yelleef ay liggéeykat mooy salfaañi ak yelleef liggéeykat en tout cas di wax président de la république liggéeykat yi ngeen gis ñu nekkoon ama kon moom lañ doon déglu muy Madani Sy bi nga xam ne moom mooy secrétaire général bu liggéeykat yëngu ci wàllu nettoiement élément bi yeggut waaye la mu ca wax rek moom mooy jàmbat yoo xam ne bokk na ci koppar gu nguurug Sénégal amal waa amam Sénégal ak waa SEAS ba boog léegi nag bi ngi bëgg a defub diir te ba ñu ko xaaree ba tey indi wuñ ci pexe ba tax na nag njiitu réew mi képp lu ñu gis ne moom kese moom moo ci mën a indi pexe. Alioune Badara Dia lay wuyoo ndaw la jàngalekat professeur anglais ak français ca sem bu Pikine ba Saint-Louis dañu ko tegoon loxo diir bu ak léegi am na ñaari weer ginnaaw ba nga xam ne dañoo jàpp ne dafa woote ab fippu ci réseaux sociaux yi CUSEMS nag di cadre unitaire syndicat d'enseignants yi te secrétaire général Abdoulaye Ndoye jiite ko moom nag ña nga woon ca Ndar Géej ngir gisee ak ña nga xam ne ñoom ñooy naataangoo jàngale katam ngir rek ñaawlu la ñu jàpp ne teg loxo bu jaaru ci yoon ba tax na bu ñu sañoon ñu bàyyi ko mu dellu ci classe ya lu nu mel nag di ndaje mi kon doon na occasion ngir jàngalekat yi ñu fàttali gouvernement bi mu jox cër lépp loo xam ne këyit la te ñu xaatim ko seen diggante ak gouvernement bi ñu déglu ko Babacar Niang. jàngalekat bi di Alioune Badara Dia dañ ko war a bàyyi mu daal di ñibbi ca këram ndax niñ ko téyee teguwul ci benn yoon booboog léegi am na ñaari weer kaddu yooyu jóge ci Abdoulaye Ndoye nekk secrétaire général CUSEMS gannaaw tournée bi mu amaloon fii ci Ndar muy mettit lu mbir mi. professeur bu ñu naan Alioune Badara Dia prof d'anglais ñaari weer mu ngi nii ñu tëj ko ci kaso yi dama ne place su jàngalekat du kaso classe yi la élèves yi jaaxle nañu ndax amatuñu professeur ay naataangoom jaaxle nañu système bi perturbé na te buñ ko bàyyiwul du yem ci école bi dana law ci région bi. moom responsable CUSEMS bi di wax ni nag mbootaay bi ëmb jàngalekat yépp taxaw nañu temm te li ñu wax rek mooy nañu libéré ki nga xam ni mooy Alioune Badara Dia ñuy àttu nag ñi nga xam ne ñooy autorités yi. comme jàmm la ñu woote te jàmm moo gën ay lu ñuy ñaan nañ ko bàyyi waxuñu gannaaw suba nañ ko bàyyi tey immédiatement moo tax ñun waa CUSEMS ak jàngalekat yi bul Saint-mu Pikine ak jàngalekat su ñëpp ñu nekk région Saint-Louis ak jàngalekat su Sénégal yépp ñu ngi wax nguur gi dañoo bëgg le soldat Alioune Badara Dia nañ ko bàyyi mu dellu si école bi. ci ndaje moom waxtaane nañu lépp lu jëm ci accord yi nga xam ni nag gouvernement bi respecté ko jëm ci ñi nga xam ni mooy syndicat jàngalekat yi yéexaay yi ñu nemmeeku ci yenn ci dossiers yi ak yeneen poñ yu bëre nag ñu waxtaane ko foofu ci CEM bu Pikine fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. ñu des ak waa CUSEMS di cadre unitaire syndicat élémentaire ak moyen secondaire bi nga xam ne nag amal na tournée foofa ca diwaan bu Ndar Géej ci secrétaire général Abdoulaye Ndoye ñëwaat na ci yeexital nga xam ne nemmeeku nañu ko ci lu ñeel lu ñu dippee lenteur administrative yi nga xam ne jëm na ci dossier jàngalekat yi lu ne mel nag li ko waral nee na ñàkkaam volonté bu jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk mbir mi te it mu bañ a def liggéeyam loolu moom indi blocage yi te loolu ñoom ña nga koy ñaawlu ñoom ñu yëngu ci wàllu njàng mi Abdoulaye Ndoye ci micro bu Babacar ñoom. weccoox ñoom xalaat wax leen protocole bu ñu signé ak gouvernement bi fan la ci nguur gi toll muy maanaam système de rémunération mooy ndàmpaayu dëkkuwaay ak yeneenu poñ jàngalekat yi nag wax ñu seen préoccupation bu ci njëkk mooy lenteur administrative di naqarlu ministre bi nu mu toogee lu yàgg signéwul acte ci ñetti fan mu signé fukki junni acte ak benn ak téeméer ak fukk ak ñeent 1114 muy wane ni kon moom bu ko neexee signé bu ko neexul du signé ñuy wax ni nag loolu day dakk parce que lenteur yi day plomber carrière u jàngalekat doo mën a compétir doo mën a def dara du yoon du dëgg jàngalekat yi wax aussi ni système de rémunération da leen soxal parce que yamale la ñuy wax tubaab dane l'injustice est le pire ennemi de la paix les enseignants sont victimes d'une injustice moo tax ñu ne équité et justice sociale. lu jëm ci wàllug système de management bu wàllug industrie def na formation démb ci ngoon lañ ca jublu nag fexe ba entreprise yi mën a xam dëgg-dëgg lan moo tënku ci loolu nga xam ne ñeel na naka la ñuy yaxanalee lu jëm ci énergie Fatimata Diop fekkee woon na ko. gën a ñoŋal étape yi nekk ci mise en place su système management bu énergie loolu moo di mbéwetu tàggatu ñetti fan yi di dugg nekk ci programme ville durable bu BMN. ñu xool nu ñu mën a def pour gën a maîtriser seen consommation énergétique maanaam efficacité énergétique ak maîtrise consommation énergie tey entreprise yi leen di gën a digal mooy dès le départ ñu xool ñoom ci ni ñuy liggéeyee naka la ñu mën a def pour améliorer seen efficacité énergétique mën a teg ay support ak ay jumtuwaay yi nga xam ne dina leen mën a permettre ñu suivre seen consommation énergétique loolu mooy ñaareelu pàcc bi.
projet boo xamante ne ONUDI moo leen ci gunge. C'est un projet la boo xamante ne dafay jéem a contribuer ci ay villes durables fii ci Sénégal bokk na ci comme ville bu Diamniadio contribuer également ci ay zones résidentielles wala ay zones de production. Les zones de production. Programme ville durable bi nag la muy ñoŋal bokk na ci énergie renouvelable nañuy sakkanale wàllub énergie naka noonu tamit gestion intégrée bu déchets yi ca parc industriel bu Diamniadio. Fatimata Diop lu jëm ci wàllu ko ñoñal ndox mi waaye it am ci lu doy ca yéen tubaab Jalaaw Popenguine ak Ndayane kàngam yi nga xam ne ñoo ne ca diwaan ya ñoom ñëpp nag dañoo daal di rafetlu la ñu ci gisu pièce di teex taxawaayu ko infrastructure yoo xam ne SONES moom moo ko fa def ba tax na lu jëm ci wàllu ñàkk ndox jàpp nañu ne moom dana leen dëddu ba faw ñu déglu leen ci micro bu Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ku ne xam na ne yéen fi mu situé dëkk yi yenn yi ci ay tund lañ nekk. ba tax na pour ñu am ndox ci na mu waree dafa jafe woon naam amoon na réseau ndox ci commune bi boo xam ne bi alimentation bi doon am mais ñi ci doon bénéficier wu mooy ñi nekkoon ci booy dugg ci réseau bu fa mu duggee ci biir yéen mais à part loolu ñenn nañ doon nañ toog ay waxtu du ñu am ndox. te sama contentement yaakaar naa ne ci maire la ëppee ndax yitteem yëpp mooy population am yéen am ndox yitteem yëpp mooy population bu ñu bëgg soxlaa ndox am heure bi ñu ko soxlaa. bu yàlla defee jàmm lii tey dañ koy rafetlu en tant que femme saa yu ma génnee ci population bi seen kii yëpp seen ñaxtu yëpp ndox lay doon bon tey jii bu ma gisee lii tey dinaa féex mën a jàkkaarloo ñoom mën a waxtaan ak ñoom. xibaaru bitim réew. ñu doxee ko ci réew bu Tchad suba la ñuy tànn seen njiitu réew juróom-ñaari candidat ñoom ñoo samp seen ndënd bokk na ca ka fa nekkoon njiitu réew te ba tey mu nekk fa te it mu nekk fa dirub fanweeri at di si début bi mooy juróom-benneel bu yoon boo xam ne samp na ndëndëm ngir bëgg a jiite réew bu Tchad campagne électorale bi jeex na démb ci minuit campagne électorale boo xam ne moom képp moo ko daal di dominé Ismaïl Omar Guella moom la ñu daal di tabb mu jiite réew bu Djibouti am na téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yu tegal juróom fukk ak juróom-ñett loolu nag di ay chiffre officiel provisoire ca présidence bu Djibouti dëkk bu ndaw la boo xam ne mi ngi nekk ci corne bu Afrique bi mu ko jiite ak léegi def na lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom nga xam ne moo fa nekkum njiitu réew kon moom la ñu daal di tabaat ñu wax ca réew bu États-Unis ak lu ñeel wàllug alliance Pfizer BioNTech di vaccin bi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a yaatal seen i vaccination ci tout tànk yi nga xam ne dañoo am fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak juróom lu ne mel nag nee na jël nañu ab demande jébbal ko kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu États-Unis duñu ca yam daanu jëli kayit xaatim ko daal di koy jébbal yeeni dëkk yoo xam ne loolu la ñu bëgg ko yaatal jëm ci rek vaccin yi nga xam ne door nañu ko kon ñaari entreprise yi ñoom ñoo daal di xam ne lu nu mel lii kon moo doon xibaar yi buur na dañ leen di fàttali lan moo ci gënoon fës. li gënoon a fës ci bopp xibaar yi ñi demoon ca biti réew jël ci gaal yi ku moywul daañu leen indi réewu Sénégal fii ak ay bés kayit wax xaatim nañu ko ba noppi diggante réewu Sénégal ak Espagne ngir li ñu dippee migration circulaire doxu ñaxtu démb ca ñu doon liggéey ca SIAS ak Aman Sénégal collectif ba seeni àq ak seeni yelleef xaar bi yàgg na nguurug Sénégal lañu ca joxoñ baramu tuuma njiitu réew mi képp moom moo mën a indi pexe ci seeni jàmbat loolu la ñu xamle déglu ngeen ci Madani Si di secrétaire général syndicat bi boot nettoiement fii ci réew mi ab mbiruk ndawuk jàngalekat bi ñu teg loxo nëbb ko jant bi ca Ndar Géej ngir wooteeg fippu CUSEMS ma nga yëglu ne ñu ko bàyyi mu daal di ñibbi ca këram door ab njàngaleem ci élèves yi nga xam ne moom la yor professeur d'anglais la ca Ndar Géej ba tax na nag nañu ko bàyyi ci na mu gën a gaawee loolu la ñu xamle teg nañ ca xibaaru bi ci réew kon xibaar yi buur na Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete woon ci xaale gi